ñoom du ñu feeñ comme li fi amoon ci trafic de migrants ci crise libyenne bi dinaa ci conclure tout à l'heure dañuy utiliser des rabatteurs. ñoo leen di utal seen i clients ba pare ñu dóor la sa commission tu disparais après ndaw si ñu yónnee ko billet d'avion te pas n'importe quel billet d'avion ñoom ñëpp am na ay témoignages yu ma la yónnee ci WhatsApp témoignages yi ñuy def ay billets première classe te xam nga classe économique Dakar Dubaï rek presque jege na 1 million. kon première classe yi lu muy doon 1 million yi romb ni di dem. yamuñu ca loola ba tey gisoo waa ji de ay intermédiaires rek ñooy dox nga wàcce Dubaï ñu yóbbu la ci hôtel ba gën a luxe maa dégg damay bañ tudd turam waaye. ki ñuy wax influenceuse te siiw ca Côte d'Ivoire nee na chambre am 1 million par jour. bouteille whisky am 3 millions. nga daal di fa dem foofu nag ngay jëkk am contact téléphonique ak saay-saay bi la indi ca dëkk ba. moo lay woo na nga def noo gisee dëkk bi et cetera. ne la waaw suñu rendez-vous bi suba la. waaye tey jox naa sama chauffeur carte de crédit nga dem defi shopping illimité. c'est-à-dire da ngay dem dans des magasins de grande marque. jënd lu la neex. amul waaw est-ce que xaalis bi des na nee na la shopping illimité nga jënd sac en cuir dernier modèle yi prêt à porter des grandes marques européennes les plus rares et les plus chères sotti ci maalu oso bi demaat jëlaat ba amatoo foo def bagage waaw nga doog a dugg ci oto bi nag ñibbi sa hôtel du la fa fekk si de dafa lay woo nag ne la bon ça va installé nga mu ne voilà mu ne léegi suba waxtu sàngam ma nga fekk ma béréb sàngam li ëpp ci témoignage yi ba ñuy dem dañuy defee ne xëy na pour am intimité rek ak waa ji ñu fay leen seen xaalis ñu dem. Première surprise mais c'est pas dans tous les cas. dañu fekk waa ji il était accompagné 3 wala 4 punkalum waxambaane comme moom. ay gori quoi. waaw. ñu daal di la xamal ne bon ñun partout la ñu xam parce que nous sommes des amis on se partage tout. nga ne luy partout maanaam ci wolof da lay seq di la séddoo. ñu ne mooy njaaloo goo xam ne groupe lay doon. da lay seq yow kot ku jigéen ki nga war leen dékku. alors ndaw si ndeysaan dañu flouté kanam gi waaye nee na keroog amul lu ñu ma deful ba ma fa jógee dama am des saignements partout ñu doog ma defal du chèque ñoom liquide la ñuy jox $10,000 alors $10,000 pour partouze ça te fait 5 millions. am na keneen ku wax ni te li ci am solo ba jox crédibilité scandale bi ndax ko ci barma dafay naan nettali ci làmmiñu borom la daxee ñoom ci seen bopp. ñoo ko nettali ñoo nettali te dinaa la wax lu tax ñu nettali te daaw ñu nettali. kenn ku ne waa ji daf ko ni mën nga ñëw waaye dama am suma jarbaat boo xam ne fukki at ak ñeent rek la am xamagul dara dama bëgg rek nga xamal ko xam nga boobu sax garaawul ndax jigéen ju saay-saay rek di jàngal xale saay-saay boobu garaawul am na beneen koo xam ne dafa amee berger allemand. mu ne man sama vice man soxlawuma jigéen. waaye seetaan jigéen juy njaaloo ak mala boobu $15,000 la. mu war a tolloog à peu près 12 millions de francs CFA. voilà alors bi ci yéeme nag te kooku benn. ñëwul ci boobu Camerounaise la dal. yónnee naa ko saa njóogu te moo indi coow li te sa naataango yi nekk C8 mu di une chaîne française très crédible def ci gëstu Cyril Hanouna invité ay spécialistes am na ci benn docteur bu ñu invité c'est un spécialiste en scatophilie ñu ne ko waaw luy scatophilie mu ne ni déviance sexuelle amee ci góor buy am attirance vers góor wala jigéen bu am déviance sexuelle ñu di ko wax lesbianisme di am attirance jigéen te góor ñi safuñu ko noonu la amee déviance comportementale sexuelle boo xam ne li ko mandargaal mooy attirance vers les excréments et les matières fécales c'est-à-dire neefere doomu aadama mooy seen vice alors loolu la docteur bi wax ndax tubaab yi mbiri Dubaay bi daf leen yéem ñu ngi woo ay psychologue ñu ngi koy gëstu te ñoom pareeguñu alors xale boobu bu ñëwee waa ji ne ko tarif yaa ngi lii boo ko defee tarif bi lii la lii tarif bi lii la lii ma bëgg nag man tarif bi $20,000 la ça fait quand même 10 millions de francs CFA mooy soxlaawuma la te ndaw si nee na ndeysaan sans vouloir me vanter man quand même taaru naa
mel naa góor ñu bari ñu ngi may wut nangam waaye j'ai été daf ma jële kaw bi ma naar bi ne soxlaawuma la ci lal soxlaawuma la en tant que jigéen lenn rek laa bëgg si kanam tuuti damay naan benn laxatif moom boo seeree wala nga amee constipation moo lay yeewi rek moo lay libéré pharmacie boo dem ñu ngi ko fay jaay dans 15 minutes nag fii ngay tëdd jaaxaan man ma yéeg ca kaw ci benn espèce su affaire bu ñu defar en bois nga dékku sama ayu gannaaw kër ndaw si ne ba mu ko déggee laajaat ne ko nga ne la mu ne ko waa damay këfin sa kaw ndaw si ne garaawul bu ko defee rek damay daw gaaw dugg ci douche bi sangu mu set l'essentiel naam sama 10 millions waaye ba kan naar bi defee te nee na ba naar ba jëlee laxatif bi am na ci pot bu mu ko dugal pot ba mu am lu mu ci sotti kenn xamul lan la saafara la xamuñu lan la parce que fétichisme def si am dina am lu ma ci leeral léegi nee na ba mu ko defee tiim ko yebbi ko musibaam yëpp mu bëgg a jóg daw naar bi ne ko non da nga koy lekk parce que loolu la ñuy siñante loolu la ñuy siñante ndaw si nee na ma lekk ko avec beaucoup de dégoût ba ma pare ñu jox ma suma 20 millions nee na keroog laa daw génn Dubaï te sama sens te nee na sama sens mooy jotuma am emploi de domestique de maison ñooñu parce que ñooñu dañuy jël seen passeport confisqué ko ay esclaves sexuels fini alors sœuram bi ko poussé pour mu def témoignage yi wax na ni 4 mois après son retour de Dubaï fekk ñoom ndaw si da si jële wéré di quand même bien sûr parce que dinaa expliquer tout à l'heure pourquoi moo di que entre parenthèses pour ngeen gën a comprendre loolu naar yi def ak lu tax ñu di ko def ak nu mu chéré jaral 20 millions rek pour nga yebbi say musiba ci kaw am na lu tax loolu laa jëm ci masala ñun ñëpp seetaan nañ temps yi yëpp avec l'explosion des réseaux sociaux maaman yi dëkk fii ci Sénégal surtout ñiy def exorcisme naan diw dafa am rab ak indil nañ ma ko faro rab laak yu demee noonu xool leen ni ma koy def daal di jàng yamay jàng daal ne gis nga de rab ba yëngatu na kii di wax du ndaw si la nekk ci moom la rab ba jaa ngay wàcc jinne la sax jinne jaa ngay wàcc jóge na sa bopp ba mu ngi ci dënn bi mu ngi ci oom yi mu ngi ci cati tànk yi yëpp génn na mu ngi nii di wiccaxu di yooxu léegi fa lay tàggoog moom alors am na ci maaman bu def lu doy waar nee na ka mu doon traité nit la ku umu lépp ma tëju business bu mu dugg muy yàqu saa wu dëgg ma lee takk soxna bu ñu demee ba lépp sotti du xam lu ko yàq et cetera ba mu nee na ba mu ñëwee seet si ko nee na waa ji ne ko yow daal da nga fees dell ki cat làmmiñ musiba ak i liggéey yoo xam ne ay raba sax si siyon li koy dindi nag mooy nga def jotale bakken mu ne ko luy loolu mu ne da ngay def sangu jaana ba ak ndox bi ma lay jox te am li ma ciy jàng la ma ci jàng boo ko mënul danaa la ko sax nga di ko répété ba pare tufli ko si ndox bi nga sangu jaana ba doo ko def nag ci douche da nga ko def ci paan ndax ndoxu paan bi laa soxla ba mu paree mu jël ndox ma def ko ci potu ndaa fekk am na bëy bu ñu jënd yeew ko mu ne cocc ak yuuxoom yu bari ubbi gémmiñ gi di ko sol ndox mi parce que nee na ko yow ba nga defee jaanaba bi lépp wàcc na ànd ak ndox mi ci bëy bi lañ koy toxal nag bu ñu paree nag 1 litre bëy bi naan ko ñu rey ko def ko nangami saam mu ne ko tàggoo nga ak lépp musiba dem de la même manière bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko mission à son retour d'exil de Médine 12 ans mission bi ko suñu borom jëkk jox daf ko ne na bokkaale jeex mag booba makkaa ngi lëndëm kuruus kaaba ga amoon na 360 dieux ay totem ay fétiche yii bu fekkee sa doom dafa war a dugg ci néegu say nga war ko saas ñaanal am na deret yoo fay tuur ay mboq ki soow yii bu dee da nga dëgmal nawet nga bëgg mbay mi barkeel et cetera waasoo bu ne ak biñ la affecteel ci gàttal ba histoire bu gudd la parce que mook Seydina Aliou ñoo dugg ci kaaba gi rajaxe yàlla yëpp waaye am na ci baat bu ko yon Jibril alayhi salaam doon saa mu di ko répété alors ba ñu rajaxee yëpp ba totem yi daanu biir Makka sóoratul Ixlaas daanu xul waxal allahu ahad yàlla kenn la allahu samad il est éternel lam yalid walam yuulad kenn juru ko te kenn
jurul te moom jurul kenn wala mu yàkkun lahu kufuwan ahad bokkali jeex mag léegi ba ñu sampee drapeau mag ñu bari daal di xam ne pexe amatul ñu daal di ñëw rallier shahadaat yi dal ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mais ñi demoon ba sori xuus ci xërëm surtout bani Xuraysh yi daan xeex yonent bi ci mursikiina ci yooyu des milliers dañu gàddaay génn Makka daal di tas dans toute la péninsule arabique ñii ils se sont retrouvés au Koweït ñii en Iran ñii en Irak ñuy wàcc ba ci Afrique du Nord Égypte ak les pays du Maghreb ak les Émirats arabes donc Dubaï daf ci bari le ay xërëmkat yooyu kon dañuy faral di defal ay affaire ay homme d'affaires ak yu demee noonu boo amee ay kale-kale ndaw si nee na nag firnde bi mooy ba waa ji defee yu bon yooyu ba mu lekkal ko ay neferam ba ñu jox ko $20,000 am muy 10 millions nee na maa toog dégg naar bi jël téléphone di am ku muy waxal nee na arabe lay waxal nag waaye ci sama njort dafa mel ni dafa am ku mu doon rendre compte pour wan ko ne nang ma ko sante defee naa ko noonu ndaw sa nag ba mu ñibbee 4 mois après sërëm nee na daf ci jële wéridi def nañu dégg nga parce que c'est normal parce que naar bi yebbi na la ay ayibam mais surtout ay jàngoroom parce que bañ nañ ba tuddee mbir mi ginnaaw kër ndax xam nga suñu maam yi jamono bi toilette amul woon ci néeg yi dañ daan def seen i besoins naturels ca ginnaaw kër ga moo tax nefere doomu aadama ñu tuddee ko ci rafetal ginnaaw kër waaw kooku yebbi la ay ginnaaw këram te tubaab yi nee nañu la muy am ci ay microbe ay bactéries kenn xamul nu mu toll nooy def ba doo si jële feebar. mais Matar léegi pour ñu accélérer pour parce que y a des invités yoo xam ne ñu ngi xaar ci leneen mais dama benn laaj rek laay laaj est-ce que parmi elles am na ay sénégalaises ak ban taxawaay moo ci war pour ngeen jug yéen di ci wax. foofu lay daanelee parce que am na rôle bu Macky Sall war a jouer ci mbir mi ni président Cameroun def Cameroun am na ñu mu sowe ndax entre parenthèses jigéen ñi bu ñu leen condamné li ci ëpp si ñoom elles ont été piégées dañ leen lalal ay ndëgg sërëx leen nax intermédiaires yi la ñu leen wax fii avant ñuy dagg seen billet dem ak lañ fa fekk yàlla ak yàlli la kon bu ñu leen xalam. nee nañ am na ñoo xam sax dañ leen drogué. voilà alors yow tax nga ba ma perdre le fil de mes pensées. waaw dama bëgg lii rek maanaam. lu ma doon wax nga ñëw ci maanaam. est-ce que y a des sénégalaises ak taxawaay bi ñu ci war a am. parce que peut-être temps bi peut-être moo ñuy xaw a njëkk. waaw loolu laa wax ci musique bi alors léegi mu jële ci wéradi ñoom nee na xaalis ba ma ca am feeñu ma fenn ndax lépp dama ko fajoo surtout faju traditionnel sërëm nee na li ci yéeme donte le 6 mois après ba mu jógee Dubaï dañuy nekk ak moom ni ci biir kër gi te nee na sama sœur bu am soin la ci moom bëgg toilette bëgg parfumé bëgg nangam waaye bu la rombee mu ngay xeeñ cabinet yaram bi mooy gilli ñaq muy xeeñ loolu xam nga kooku wéré di dikkal na ko alors mu jege nag mu jële ci dépression di maigrir faj nañu def nañ lu ne fan la mujjee ñàkk na bakkan alors y a des cas extrêmes c'est le cas de l'Ougandaise yónnee naa la ko Sanjogo moom am na ci xaalis waaye et puis kenn xamul parce que doon na jàmbat ne dafa am dépression ay insomnie di tiit guddi di am cauchemar waaye dafa xëy ba 7e étage la yéeg ci benn immeuble Dubaï plongé dans le vide dee na kon nag nit jëlee na ci wéradi nit dof nañ ci nit xaru na si gisuma li ko fi jàpp am na ay ñeneen rek nga may wax am na ay sénégalaises alors léegi nag waaw maa ngi remercier sa naataango le révérend Camille Makosso benn un pasteur tonitruant bu nekk Côte d'Ivoire def na ci gëstu bu mag a mag a mag xam nga presse bi ñu ngi tuddee scandale bi porta potty porta mooy portable petit mooy toilette kon des toilettes portables cabinet portable ñii tuddee ko Dubaï WC waaye Camille Makosso mu ngi ko surnommé le Kaka Gang parce que nee na c'est un groupe de gangsters yu nekk ci pays africains yi ñooy mepp xale yi di leen dugal ci musiba bi def na gëstu bu mag nag parce que il est très informé ba defar benn liste Côte d'Ivoire am na temps Mali temps Sénégal 43 am na des artistes des animatrices radio et télé am na dégg nga animatrice radio et télé waaye ak 11 miss ak waaw ñu daan wax naan Jamra dafa soldal miss yi 11 miss am na ci 11 miss
dans la mafia de Dubaï Kaka. ak ñan alors ak ay rappeur ak i góor jigéen. Allah ñooñu li ñuy def dagan na. léegi nag. rappeur léegi nag il faut faire la part des choses. boo nee rappeur dafa mel am ay góor buñ dajale woon góor jigéen ñi di leen porter par faire la part des choses. am na ñu dem ñu toroxal leen ñu jël seen i xaalis ñëw. am na ñu dem tak li tax ñu tak nag il faut ñu xam ko. te il faut ñu dimbali leen. moo di. ñëpp seen témoignage yi. bu dee liñ la diggoon fii c'est un emploi domestique. boo demee booy ngay ne wala gardien wala babysitter di garder ay xale. ñooñu ñëpp ñoo bokk benn kaddu muy ay sénégalaises ay ivoiriennes wala ay béninoises. waaw le patron ba di jëkk a def sa passeport lay jëkk laaj denc ko. moom lay téye. nga nekk jaam nekk esclave. ñoom ñëpp nee nañ dañ ñuy dóor. boo bañee dara dañ lay dóor. alors ki ma la yónni ndaw soosu nga xam ne Cameroun ne te président Cameroun moo ko dimbali. xam nga lu ko sowee. dafa ne comme que nangu nañ sama këyit te fii ku ñu gis ngay circuler ci mbedd mi la police est tellement sévère ci contrôle yi lañ lay jëkk def mooy arrêté la yóbbu la prison mu ne danaa sacrifier rek waaye naa génn ci enfer bi ñu jàpp ko yóbbu ko prison nee na rëccu na li tax mu yéex a def loolu ndax nañu koy traité en prison matul 1/10 ci musiba ak enfer ba mu doon daj ci kër ga. Alors comme que ñoom itam ils sont très légalistes bu ñu la jàppee te nga wax ban nationalité nga bokk dañuy woo sa service social ambassade wax ko. service social ba ñooy fa ñëw ba recensé Camerounais ya fa ne contacter président de la République mu yabal leen avion ñu rawale leen delloosi leen kooku nag moo def acte bu rafet. xale bi loolu ko sowe waaw def na témoignage moo tax na ñuy interpeller le président Macky Sall. waaw ne ko am na ñu dem def seen musiba rëcc dellu si. waaye ñi téye seen passeport. parce que dañu leen diggoon un emploi domestique mënuñoo dem mënuñoo dikk. parce que ku amul passeport doo dem. dëgg la état moo leen mën a sauver. je répète ici que ñun Jamra ñu si par rapport ak li ñu gëstu. ñu ngi ci disposition Antoine Diome ministre de l'intérieur. ak Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères ñu wax leen liñ ci xam ñun. ñoom ñu seet lu ñu mën a def pour sauver xale yi. parce que lu mel ni amoon na fi après la chute de Kadhafi. waaw xam nga dëkk ba dafa mujj nekk passoire. trafiquant d'armes yi profité ci. moo tax kalachnikov yu bari daal di watatu ba dugg ci Sahel bi yokk terrorisme bi. waaye tamit dafa amoon trafic d'êtres humains. ba gis nga France 24 defoon na fi benn reportage ñun ñëpp ko seetaan. ñuy wax tarif yi. bu dee da ngeen jàpp benn esclave béninois temps la sénégalais temps la di leen jaay comme ay xar. waaye ginnaaw yàlla ak taxawaayu rahmatullahi alayhi maître Alioune Badara Cissé qui était à l'époque ministre des affaires étrangères. lëkkaloo na ak ministre de l'intérieur. ñu ngi gërëm Alaaji Cheikh Dramé boobu moo nekkoon commissaire sûreté urbaine ñu def liggéey bu am solo diggante Yoff ak banlieue démantelé leen ñun ñetti réseau d'intermédiaires et de rabatteurs yoo xam ne ñoo nekkoon au cœur de ce trafic de migrants ñu ngi ñaan état bi na def la même chose bu amee éléments yu ko manqué ci enquête am ñun am na lu ñu xam loo xam ne kenn mënu ko wax ci télé dinañ leen ko wax jox leen ay tegtal ñu mën a sowe ña takk te bëgg a génn te kenn génnu leen ba pare nag li may ñaan mooy ñi jot a dem te rëcc te ñun xam nañu leen dinañ jox seen tur état. nañu dimbali ñoom ñu collaborer état bi. état bi soxla na ay information ñi jot a dem te rëcc. ñi jot a dem te rëcc te ñëw te xam nga nit ñi kenn mënu leen nax. xam nga billet Dakar Dubaï. plus d'1 million la. waaw am na ñuy def ñuy fii si dëkk bi. am na ñuy def trajet bi 3 fois dans le mois. du 3 millions. hôtel ba. ba ngay dal kenn xamul ñaata la. kooku ban salaire wu. Sénégalais ko attan. kon xam nañu leen ñooñu la ñuy laaj. ñaan ngir yàlla. nañu rapproché wu des services de l'État. la ñu am ci information ca ña fa takk te nekk ay jaam. ñu joxe information yi. ndax état bi mën na jël nu mu tuddati ay matuwaay pour libérer leen léegi nag am na ñu ne. yoonu état néew ci parce que c'est des majeurs d'accord yoonu état néew ci parce que dañu nekk dans un pays boo xam ne la liberté de circuler est garantie par la constitution. wuuteeg jamono Senghor xam nga jamono Senghor ni muy amee visa d'entrée soo bëggee dugg ci benn dëkk. da ngay dem ca ambassade ba ko fa teewal lijjanti visa. jamono Senghor y avait aussi visa de sortie. dañ da naan foo jëm loo fay wut fan ngay dal comme que bi Abdou Diouf fallait supprimer le visa de sortie kenn amul droit te kenn ne ko doo dem Dubaï wala doo dem feneen. loolu kenn mënu ci dara waaye li état bi mën mooy information yii ñu am ñun mu ko exploité ko pour ña takk ñu mën leen a sauver. voilà kon nag vraiment maa ngi leen di remercier Taku Sow ci alerte bi ngeen def. ndax mbir mi dafa tiis lool.
te may ñaan nag nañu bàyyi jigéen ñi ñuy xas ak di leen ŋaññ ay victimes lañu. parce que ñi ngeen war a dal seen kaw mooy voyou ak mafia bi nga xam ne ñoo leen mepp dig leen moo émerveille te la ñu leen wax ak lañ fekk ca place ba yàlla ak yàlli la. ñooñu la état bi war a jàpp te jigéen ñi nañ leen bàyyi di ña fa takk ñu dimbali leen fexe ba ñu dellu si incha allah. Mame Matar Gueye ONG Jamra ñu koy jaajëfal bu baax a baax. macha allah li am commentaire bi ñu ciy teg ajaratu. jaajëfal nañu la Omar Boun Khatab Gueye ñu jaajëfal ko rek encore une fois ci disponibilité moom Mame Matar Gueye di vice-président ONG islamique Jamra li mu fi wax am na solo lu nu mën a duut baaraam kon nag autorités yi dégg ngeen ko bu defe naa ni képp koo xamante ni bëgg nga ci jóg muy président de la république muy ambassadeur muy ku mënti doon da ngeen di rapproché wu de Jamra rek ñoom du ñàkk ñu jox leen éléments yi nu am ngeen boo léegi yi ngeen am ñu mën a saafaraal bi les problèmes am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu dem jëli ji musique ànd ak Sa Ndiogou ak ganam